yaar kontaanee jox cër konaa mbokkum réew mi ci seen chaîne C'est le bon TV bu dee gan nga ci chaîne bi demal nga abonné ndax dooley jën ndox la dooley saxaar raay dooley site internet abonnement aimé partagé maa ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaanee ñëpp ku lim doo matal mais maa ngi bëggee ñi may suivre ñëpp ci canal bi di bëggee jeune influenceur patriote bu Sénégal di bëggee Pastef Yeumbeul Sud seen coordonnateur de Lamine Diallo ñoom Daouda maa ngi bëggee waa APIX cité APIX yëpp di bëggee jeunesse Sénégal yëpp Pikine fépp rek ci àdduna tey nag thème bi dafa concerné ndaw ñi encore ñun ndaw ñi li may faral di wax rek sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daan na wax xale yi ñooy yar xale yi yàlla dogal ñu bokk ci ay porteurs de voix yi nga xam ne bu mbir xewee rek xel yëpp dafay dem ci ñun suñu jëmm ju suufe ji di ñu wax ko naa wax leen ci nangam kon nag loolu rek moo ñu wax loo on est un serviteur du peuple parce que chaîne bi la chaîne du peuple laa ko tuddee la voix des sans voix kon war nañ ci di jaar di conscientiser di xamle ni réseaux sociaux nekkul lu bon mën nga ci jaar conscientiser mën nga ci jaar am liggéey mën nga ci jaar ut ci formation kon nañu gën a dooleel réseaux sociaux yi gën a dooleel internet bi former jeunes yi ñu mën di rattraper wu seen li leen raw pour man chômage bi réseaux sociaux mën na ci régler lu bari su ko président comprendre su ko gouvernement bi comprendre au lieu que ñu koy diaboliser au lieu que ñu koy sikkal ñu organiser ko ba ñi ci gis seen bopp gën a bari ndax mën nañ ci gis ay bopp ay canal la ay réseau la yoo xam ne mën na faj lu bari mën na changer lu bari mais mën na dimbali bépp nguur ci chômage ndax waxtu yu may wax ak yow internet mu ngi régler problème yu bari en étant responsable tey dinañ waxtaanee d'incivisme ak indiscipline incivisme moom ëmb na lépp agression yi ñuy wax ak rayante bi nekk suñu biir lekk sànni ci mbedd acte d'incivisme dafa ëmbaale indiscipline te la plupart ñun jeunes yi lañ ciy interpellé may jaajëfal di jaar ci yoon di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi taxaw di xeex indiscipline ak incivisme parce que doomu aadama pour mu mat sëkk il faut mu am yar pour mu mat sëkk il faut mu am civisme il faut mu xam lan mooy civisme moo tax ñu ñoo jàngale éducation physique dans les écoles di ñu jàngal comment se comporter dans la rue comment se comporter dans les lieux publics comment se comporter avec un gars qui est plus âgé que vous comment se comporter dans la société en général te loolu société bu nekk daf ko war a am muy ay cëslaay waaye muy fondation bu dëgër ci ay ndawam mooy tax bu ñu màggee fu ñu dem duñu leen xeeb mooy tax bu ñu génnee ci penc mi duñ ko wax mbedd mi mbeddum buur la danañ ko fonk nu ñu fonkee seen ëtt kër xam ni buur ñoom la c'est l'état te l'état c'est toi c'est moi c'est nous ci loolu nag ci sàmm li nga xam ne mooy bokk moomeel yi dañ ciy jaajëfal structure bu mel ni entreprise bu mel ni Afrique Pesage Sénégal ndax man route nationale laa dëkkoon kilomètre 15 route de Rufisque Lamsar daañu toog 2 jours ou 3 jours yu camion surcharge les gros porteurs yu daanu ndax surcharge wala ñëw war a jéggi pont bi munoo jaar ci pont bi parce que distance bi ñu la may diggante ak pont bi chargé nga ko camion këriñ camion ngooñ mais Afrique Pesage Sénégal mu ngi ciy régler lu bari kon chauffeurs yi ak ñi nga xam ne ñoo yor gros porteurs yi nañu gën a respecter pesage bi ndax seen bopp lañ koy defal ndax état bi nga xam ne moo investir ci investissement routier yi muy tali la plupart dañuy lebi alal ji bitim réew suñ ko lebee bitim réew ñëw tabax ko ay tali donc su délai bi su gaawee yàqu destruction bi su fekkee dafa précoce tey pertement lay doon ci ñun askan wi ndax alal jooju nguur gi da koo leb ci suñu tur kon suñu sàmmee bokk moomeel yi tali yi dafa bokk ci bokk moomeel yi mooy infrastructure routier donc on doit combattre dégradation précoce des infrastructures routières loolu bépp citoyen bépp patriote daf la war nga combattre loolu kon chauffeur si nañ gën a transporteurs yi chauffeur nañ gën a sàmmonteeg mesure pesage yi nga xam ne moom lañ teg ngir mën a préserver li nga xam ne moom mooy le bien-être de nos routes et le bien-être de notre société donc foofu la ñuy defee transition génn ci ba tey ci acte d'incivisme yi am ci réew mi ak d'indiscipline te ndaw ñi ñu leen ci interpeller ñun ñu bokk ci ndaw ñi am ci kàddu
ndax Kona sécurité ñun on a une entreprise boo xam ne dañ ko créé depuis 2019 muy entreprise générale Kona sécurité di yëngu ci sécurité au niveau de la territoire national, surtout à Dakar, particulièrement cité Apix bi ñu dëkk, parce que c'est nous qui gère la sécurité depuis 2018 ba léegi le 15 juillet 2018 ba léegi nii ñoo ngi góorgóorlu teg un comité de vigilance kon xam nañ tuuti ci sécurité. Et on a pu faire des formations, participer dans des formations professionnelles, comme le Fit Protection International. On a des diplômes, on a nos cartes professionnelles. Donc, on se sent mieux à l'aise de parler sur la sécurité parce qu'on parle en connaissance de cause. Donc, si nous sommes d'insécurité permanent, nous sommes exagéré, surtout dans la sécurité. Kon tay dañuy ñaawlu rayante bi ñu nekkee agression yu metti yi nga xamanteni ni tay mom moy am ci suñu biir ñu ndaw ñi ci suñu biir ñi nga xamni ñoy société bi liko waral nak moy indiscipline liko waral mom moy soxor iñaan waye yow ndaw bi tay jël alalu jàmbur dundalé ko sa njabot jappal ni def nga lu ñaaw waye sa njabot bobu doto ko mëna contrôler mukk ndax alal ju bon alal ju am ak ku koy jox sa njabot mu diko lek wala nga koy jox sa yaay mu diko lek tay su dé sa dom la sa kaddu dotu ko mëna jubanti mom da fay fertélu dotul nek nit ku baax ku société bi mëna jariño bu dé sa wayjur nga koy joxit bala muy genn aduna di nga ko réccu mom dina ko réccu té défé na fi kenn yénéwul sa yaay mu wara faatu sukuratam di yag kenn yénéwul sa njabot nga jur len ci yafaratation dundalé la alal ju bon ba mënato am contrôle ci ñom déggaluñ la ñuy génn di jaar tanki nga jaaroon yow parce que alal ji nga len dundalé rek mom la si tu sèmes le vent tu récolteras la tempête kon nak def lu bon jaaxaan di sawla bala nga lor kenn sa bop ngay ñëk lor kon yeen ñi nga xamni yéenay ay ndaw amo len ben gis-gis wala ben vision lu dul jël alalu jàmbur génn len ci ndax loolu responsabilité mayewu ko éthique mayewu ko ngor mayewu ko sama yaay daf may wax chaque jour nek xalé du taxa doon xaj lan mo dal sunu askan bañu fekk nit ci place am muy daan dolem ñu ray ko ndax alalu aduna dama doon faral di wax tay may jàng école mani les hommes sont à aimer mais les matériels à utiliser les hommes sont à aimer les matériels sont à utiliser. Mais actuellement au Sénégal, on aime trop les matériels et on utilise les hommes pour des matériels. On sacrifie des hommes pour teranga aduna, pour alalu aduna ba xamni dafa éphémère. Lan mo dal sunu askan? Il faut se poser la question. Bu ben lu bon su démé ba commencer jël ampleur, mëna am impact ta bax ni mu noppalé kon on doit se poser des questions. Lan mo dal sunu askan? Les hommes sont à aimer. C'est les matériels qu'on doit utiliser. Les bienfaits de la vie, voiture, auto, à la luxe, c'est des matériels. Nous sommes sen sang ñun. Nous devons les mettre à notre disposition. Comment tu peux tuer une personne pour ben matériel, pour ben téléphone, ou ben moto, ou ben alal bo xamni c'est éphémère. Dafay jeex nga dess ak sa gatché, nga dess ak sa culpabilité, nga dess sa mettité ci sa aduna. Ndax même bo rayé nit bu ko kenn xamul yow sa aduna yakul. Waxuma sax ci walu di ndaan yi ci yalla tek, mais sa conscience parce que doomu adama yalla daf ko bind mu set wecc bépp heure bu défé lu mu warul def rek conscience am da koy wax. Manam dootul quitte avec sa conscience. Mën nga ko gis ni nga tek ne il est joyeux mais dans son cœur mu ngi dund lu metti parce que doomu adama la yalla bindé yoon djub. Pour beau fétolo deung rek sa dundin day metti. Tu peux faire semblant aux gens que ni yang ci jamm mais malheureusement au fond de toi-même xam nga ni yow tu n'es personne et yang dund lu metti et lan moko fi jar. Dund bi lu ji jeex la lu éphémère la luy dem la lan mo jar ñuy réintégrer suñu biir on s'entretue ngir des objets. Légui nak impunité bi waral nako ndax dañu bëgg gëna baax yalla moy que yalla dafa ne ku ray nanu ko ray ku ray ta tay ko nanu set ni mu rayé ñu rayé ko nonu yalla mandu al kamali lillah yalla mat cërem la yalla mi ñu sak tay tubab bi ñu défaral téléphone portable bi wala tubab bi défar garab bi muy médicament bi daf la jox notice
ne la il faut nga balaa nga koy utiliser na nga lire notice bi parce que moom moo ko defar moo ko xam balaa nga ciy loru ndax bu ëppee du faj bu wàññeekoo du faj ki defar portable bi aussi dalaa jox notice jox la format yu koy utiliser yàlla mi defar doomu aadama defar àddunaam sàkk ci kaw li ne ci kanam asamaan ak suuf ak li ci diggante bi jalla jalaaluhu hajjal kamal ne ku rey nit nanu ko rey charia mooy yoon wi jub pour jullit bi sukkandiku ci pour dundam ñoŋ parce que penc muñ dul atte dëgg penc moomu du jag mukk penc muñ dul atte woo charia wala l'islam penc moomu du jag mukk yàlla moo ñu moom li ci àdduna ak li ci biiram ne doxee leen nii ñu ne ko déedéet yàlla tu es méchant yàlla da nga soxor yàlla xamoo ak doomu aadama ñun ñoo ko xam ñun tubaab yi droit de l'homme émancipation droit de la femme parité égalité ku rey duñu ko rey parce que nit ki dafa am àq mais fi ngeen daanoo fi leen yàlla gënee jub ndax moom mooy ki kamal mooy que ki dee xanaa moom du homme soo nee ki rey duñu ko rey ndax droit de l'homme mais ki dee moom xanaa du l'homme te moo waral coow li mooy victime bi moom mooy bàjjo bi moom la ñu rey ñu suul ko mu xola ñu dugal ko ci kàmb laxas ko dugal ko ci kàmb suul ko maasale koo koy victime waaye pour protéger ki nga xamante ni moo def tojaange bi ñu ne droit de l'homme léegi nag looloo tax àdduna bi du mus a jàkk surtout nag Sénégal gii du mus a jàkk ndax impuni moo am nit ki mënul rey nit nga jël ko yóbbu ko 100 mètres bële nga xam ne brise de mer lay noyyi 100 mètres ñi fa dëkk ñoo gën a baax climat ñi dëkk fii ci Sococim bii ñu nekk 100 mètres laa ñu tëj leen ci prison bi ñoo gën a baax climat ñoo gën a baax air bu ñuy noddi ku dëkk Sococim wala ku dëkk Diass wala ku dëkk Diamniadio wala ñu dëkk fii ci Mbëbës bi ñun ñuy Apix ñu nekk 100 mètres ñoo ñu gën a baax climat parce que brise de mer la ñuy noyyi ñu leen di jox suñu alal jagan bi ñuy lekk ceeb bi ñuy lekk foofu ñoo koy dundal c'est l'argent contribuable ndox mi ñuy sangoo ñoo koy fay ñun ñi nga xam ne ñun lañu lor bañ dugal leen foofu est-ce que yéen a ngi dégg fi ma bëgg a waxee liñ leen di fajee garab yooyu ñu leen di jox ñun ñoo koy jënd pénitencier yi leen di garder ñun ñoo leen di fay justice bi leen di juger juge yi leen di juger ñun ñoo leen magistrat yi leen di àtte ñun ñoo leen di fay procureur bi leen di àtte ñun ñoo leen di fay mais ñun ñooy les grands perdants yow rey nga suñuy doom tëdd suñu prison lekk suñuy lekk naan suñuy naan tëdd suñuy sangu ci suñuy ndox ñu garder la ñooñu ñuy garder ñoo koy fay ñun peuple bi ba pare yaa ñu rey kon ñun perte nañu ñu dundal la ba nga gën a am doole nekk congé nga am relation yu baax événement jot nga joxe alal mu am fu mu jaar ci circuit bi ñu jëndal la grâce président de la république gracier la waaye léegi kañ la fi acte d'indiscipline ak civisme d'incivisme di fi jóg ak agression yeeg reyante bi du fi jóg parce que impunité la nit ki mënul rey nit nga loger ko 100 mètres te bu amee loxo bu gudd mais day génn fii gis nañ fi ku génnee fetal dóor ko nit ci bopp ñu paasal ko billet mu dem États-Unis man gis naa ñoo xam ne 100 mètres lañ leen a tëj waaye chaque guddi dañuy ñëw ci seeni soxna. La justice c'est pour les faibles on a une justice qui défend les forts et qui continue d'affaiblir les faibles même justice bi buñ ko toppoon ni ko yoon waxee ñu tranché ko mu équitable sax mënul tay rayante bi ak agression yi jóg fi parce que impunité moo am nit ki mënul rey nit nga ne da nga koy tëj parce que boo ko tëjee tôt ou tard dina génn te bu fekkee da nga ko tëj 100 ans sax dina génn te ba tey fayoo bakkan bi nga xam ne moom lañ def parce que gatsa yàlla mi xam àdduna xam doomu aadama xam lan moo nekk ci nit ak capacité am moo ne ku rey nit nañ ko rey ku sàcc nañu dagg loxoom léegi nag pour dëggal ni yàlla du nit yàlla moo aay ñun ñoo buggul lu baax ñun ñoo buggul société bi jub ñun ñoo buggul société bi baax demal ci dëkk lébu yi sama mbokk lébu yi demal ci dëkk lébu yi nga xool ndax sàcc bari na fa lan moo tax sàcc bariwu fa ak agression parce que bu ñu jàppee sàcc du ñu woo police du ñu woo gendarmerie dañ lay def li ñu la war a def sànni la géej mu jeex su police ñëwee gendarmerie ñu ne ñun ñëpp la mënuñoo jàpp ñëpp moo tax boo demee Ngor Wakaam Yoof Tëngéej dëkk lébu dëggantaan njaay doo fa dégg sàcc waa léegi c'est ça la solution lan moo tax boo jàppee sàcc mu naan la yóbbu ma police wala yóbbu ma gendarmerie man jàpp naa sàcc ba tàyyi mën a yóbbu ma gendarmerie dimbali leen ma ngeen yóbbu ma gis nañu ñu jàpp sàcc moom di ko dàq ji mu daw dugal boppam biir police wala gendarmerie
gis nañ ko ray nit ñu diko dak ni mu daw duggal bopam bir police wala kon fofu lañuy rawé c'est pas la police ou la gendarmerie ou les lois de franc-maçon wala les république bi loi mu tek wala loi bi tuba bi occidentaux bi tek dul lolu dul moy régler solution bi même bu doon corrompu amul même bu doon sax procureur yi dañuy acte normal justice lañ ko tek ci yoon manam ku ray tej kasso du moy atem ku ray moy atem diko len ma xana ku sàcc dag loxo moy atem te jalla jalaalu wa ajal kamal moko wax kon ñun on n'est pas encore prêt pour que acte d'indiscipline ak d'incivisme ak rayante bi fi nek agression yi jóge fi parce que méthode bi ngay appliquer pendant des années et des années xolal tay loi yi ak justice coloniale bi ñu indil bi ni mom fu mësa nek depuis 1960 ou avant 1960 mais est-ce que lan la régler ci jafé-jafé askan wi tay la rayante gëna bëri tay la impunité gëna bëri tay la agression gëna bëri tay la ñuy fekk nit ci biir kërëm rendi ko ngeen wara xamni kon nañu ciombarat atté bi nañu ciambarat façon biñuy jubbanté ndaw ñi parce que ñu ngi leen di jubbanti waye mu ngi gën di bari ñu dem ñu déglu yaayu ki nga xamanteni mom moy Kiné biñu ray Pikine Rudis nga xamni sama koñ la man fa la nga ko muy Kiné wa muy Kiné gay may sante yalla di julli ci Seydina Mohamed xam nañ ak sama doom ji fété ma fu ne yërëm ma yiir ma bëgg dara lu ma naqare bam juddoo ba tey ji laa am ci moom lu ma naqare ko ñàkke sama ma ko wax sama doom ji yaru na am na ay teggin mu sabax dara lu ñaaw ci gémmiñam xanaa tey am diine fonk papaam ñi ci kër gi ñëpp ay mbokkam lañu defante ay morom ak ñoom xale yi jooy nañu ba mënatu ñoo jooy guddik biig man kay li may ñaan ñi def jëf ji yàlla leen yàlla weer sama doom ji ñàkk naa ko lii sax mun mu ko wax fa mu jëm yàlla na ko dàqal fi mu jógee ñàkk naa ku ma dudut am ñàkk naa sama xarit ñàkk sama àndandoo ñàkk ku may yedd dama delloo ci yàlla. Retour sur le plateau C'est le bon TV gars yi ba tey d'incivisme ak indiscipline insécurité bi nga xam ne mooy régner et on est mieux placé pour wax ci parce que on est des agents de la sécurité on est des soldats de la paix ñu xam ci lu bari kon dama leen di xamal ni ñun jàpp nañu ngeen déglu rek maire bi li mu wax yaakaaram tas na léegi fan la ñu jëm nan la ñuy def ba mucc kan mooy mucc te bu dul suba mën na doon yow wala mu doon man wala mu doon suñu sœur wala suñu yaay parce que booy illeeru gumba lañ yor dañuy jël alalu jàmbur yi xoolal tey niveau d'agression bi nu mu yéegee parce que jamono yee rek lañ def grâce Macky Sall a fait des grâces kon sëb la ko bëgg na nga ca biir rien ne nous prouve que est-ce que nekkul ñi ñu gracier ñoo nekkaat ci terrain bi nii parce que ils sont des frustrés ku yàgg kaso dugg fa ñu tëj ko ci benn crime bu génnee du bàyyi parce que tegoo ko ci benn condition maanaam maison d'arrêt et de correction mais amul correction maison d'arrêt kese la ñu lay jox ngay lekk ngay naan ba sa heure génn jot wala nga am branlon ñu génnee la nga nekkaat ci li nga nekkoon fii ba gis nañ fi ku ñu gracier tey suba ñu jàppaat ko te wala bu dee président mënoo bañ a gracier ngay gracier ñi nga xam ne peine yu gàtt la ñu am mooy ñi nga xam ne ay affaire de sew sewaan lañ leen jàppee ñu wala boog dafa yoraloon kuy bor tardé koo fay détail mais crime képp ku def crime te crime rey nit ci la bokk viol ci la bokk crime yu mag yooyu képp ku ko def waroo bénéficier wu ba ñu jugé la ba condamné la bañ xam ne yow mii lii ñu lay toppee yaa ko def waroo too am bénéfice wu li nga xam ne moom mooy grâce présidentielle grâce présidentielle des maanaam prisonniers yi am bonne conduite yoo xam ne dañu leen a jàppee ay détails ñu xam ne ñii ay innocent lañ foofu la yoon di rattrapé woo daal di jaar ci war la grâce présidentielle gi génnee ñooñu mais malheureusement tey grâce présidentielle pour nga am ko il faut nga am branlon foofu la tekki il faut nga am loxo bu gudd am alal joo graissé ñu génnee la ci kaso bi soo amul alal joo graissé boo deful dara boo tooñee yaa ci kaso bi ngay deewee léegi kañ naka la ñu bëggee léegi nag bu ñu bëggee li fi nekk dañ le peuple est souverain la souveraineté revient au peuple Thomas Sankara nee na une jeunesse éveillée et réveillée est plus dangereuse qu'une bombe atomique te man xam naa si dara ñun cité APEX bi ñu affaire yi bëggee sonal bi ñu ci jógee ñun jeunes yi dafa sotti
dañ koo régler à 90%. ku ñu jàpp xam nañ ñu lay def waaw man bokk ak ñi ma àndal waa APIX dañoo déterminé lu la koy wan mooy APIX dafa nekk ñun dëkk bi ma dëkk dafa am ay nit yu fi dëkk yu am fulla ci seen bopp yoo xam ne seeni devenir ak seeni ëllëg dañ koo téel seen bopp xajaluñ ci kenn te bépp peuple bépp citoyen bépp gox bu nekk ci Sénégal noonu lañu war a am fulla mooy jaay Dakar wala ma ñëm jeexal ko. élection jamonoy mois de mars yi bi gars yi raxaalee ci affaire yi di toj infrastructure yi nga xam ne Sénégal ñoo ko moom ñu ñëw fii APIX bëgg a toj suñu maire bi mais jeunesse bi ñoo taxaw ne du fi amee du ngeen toj mais du ngeen ko lakk ndax su ngeen lakkee maire bi suñu maire yi la ñun maire moomu ko te hôpital la sax suñu poste de santé la dañ ko abal rek provisoirement kon tey ñun du ñu nangu ngeen toj suñu maire yi bu ëllëgee ñun ñooy soxla këyit bu ngeen di manifester dem leen ngeen manifester ñun ñëpp am nañ lu ñu naqari ci mois de mars yi mais kenn du yàq suñu infrastructure yi nga xam ne ñun ñoo ko moom maire bi moomu ko Macky Sall moomu ko góor moomu ko parce que tamit c'est les hommes qui passent mais les institutions restent kon taxawaay boobu la dëkk yëpp war a am képp ku ñëw bëgg a semer le bordel bëgg a indil problème si dëkk ndaw ya fa nekk ñooy naan alerter leen balaa police di ñëw wala gendarmerie noonu it pour exemple bu ma leen joxaat ci cité APIX dañu dëkk fii ñu nekk zone de recasement ñoo xam ne Pikine irrégulier sud lañ leen jëlee ñii ñu jëlee leen Diamaguène Sicap Mbao fépp fu travaux de l'état yi ak autoroute à péage jaar ñu jël ñu recaser ñu fii di cité APIX Tivaouane Peulh zone de recasement mooy VDN 3 bi ñu liggéey ko liggéey bu Ablaye Wade moo ko defar nga xam ne cité bi benn la am ci Afrique muy Afrique du Sud Afrique de l'Ouest moom amu fi benn la am ci Afrique en général te Afrique du Sud modèle bi ñu ko defaree assainir viabiliser lépp tali la organiser ko setal ko ba mu set tabax ko ci tabaxin bu rafet mais am na fi ñun ni bañ ñu fiy toxal ñu jël suñu papa yi dugal leen ci ay bus indi leen fii ñu tuddee ko zone de recasement cité APIX nga xam ne tey képp ku nekkul pap boo leen ko déggee mooy les personnes affectées par le projet képp ku nekkul pap bénéficier mënoo am kër ci APIX bi wala pap jaay la bañ fiy ñëw ñu wax ñu lu leer nañu 2039 logements moo fi war a am mooy 2039 maisons mais pour wan la ne rek ful la mooy jaay Dakar peuple bu ne dëkk bu nekk yow yaa war a sàmm say bokk moomeel am ñu fi bëgg a ñëw bëgg a changer li nga xam ne mooy plan directeur bi bëgg a changer li nga xamante ne mooy cadre de vie bi bëgg a salfaañee espace yi nga xam ne loolu lañ waxoon ni espace yi c'est pas pour habiter nekkul usage à habitation ñu bëgg ko dagg morceler ko bëgg ko jaay mais ñun peuple bi ñoo taxaw ne du fi am c'est le peuple Sénégal c'est le peuple APIXois ñoo taxaw ne loolu du fi am non au délinquant foncier non au détournement d'objectifs ba ci Aliou Sall magu rakku président de la République ñëw na fii si suñu benn espace fii ci APIX bii bëgg ko def institut daf école publique moo nekk ci plan directeur bi mais jeune cité bi ñoom ñoo jug organiser wu les quatre comités de quartier la ñu tuddee ko SICA comité des intersilos ñu taxaw ne du fi amee it demoon na bi indi ay birigam indi pour ma wax la rek le mal est très profond école publique rakku président ñëw bëgg ko def moomeelu boppam privé mais dañoo taxaw bañ ñu indi fi ay nervi ñu xeex ak ñoom ne leen fi jóg fii école publique lay doon kon da ngeen di xam li ngeen moom xam votre liberté xam lan mooy seeni àq ngeen sàmmal ko seen bopp su ko defee nguur gi da leen di respecter su ko defee police ak gendarmerie da leen di jox cër mais jeunesse bi dañuy taxaw lépp ñu ciy xaar nguur lépp ñu naan nañ woowi police dafa am loo xam ne yéen ndaw ñi yéen a koy régler police da leen di suivre yéen a souverain loi yi ñu teg yëpp organisation yëpp pour ñoŋal dundinu askan wi la kon nag su fekkee yéen askan wi da ngeen a dellu ginnaaw ci seen i préoccupation dellu ginnaaw ci seen i priorité mais du kenn moo leen koy defar à votre place ba tey Thomas Sankara doonoon wax nii mu ne un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe de personnes quelle que soit leur compétence. Un peuple conscient prend eux-mêmes la défense de sa patrie mu ne peuple bu yeewu peuple bu njàccaar du ñu bàyyi mukk seen ëllëg seen devenir seenum réew jox ko ay nit rek bàyyi leen te duñ leen contrôler mu ne peuple bu yeewu jeunesse bu comprendre dafay joxe réewam waaye dina ko càmbar à tout moment dina auditer lu dox ak lu doxul kon foofu la ñu toll ñun ndaw ñi kon d'acte d'incivisme bi ak d'insécurité bi am ndaw yi yéen a ko mën a régler police topp leen gendarmerie topp leen ndax ñun jàpp nañ ay nit ba taay yóbbu leen ci yoon
police gendarmerie def seen liggéey yóbbu kaso procureur bàyyi leen lan la ci gendarmerie mën ak police mais li ñu mën rek mooy inculper la PV ak PV defeere la mais buñ la defeeree nga am loxo bu gudd ñu dem ñu génnewaat la ngay taxawal dañuy ñëwaat sax ci police yi di mbal ak policiers yi wala ñu ñëwaat ci gendarmerie bañ leen jàppee woon naan dañoo jël seen lam wala seen dàll pour wala ne yaa ma dugaloon mais génnaat naa man mii daf may dal dañuy jàpp ni jox ko waa gendarmerie suba ñu génnaat booy dañ fiy jaaraat fii di ma wan ni maa ngi nii génnaat naa mais ñun am nañ une autre méthode bu ñuy régler suñu problème ñun waa APIX comme ni ko Tëngéej amee ni ko Lébu yi amee ñun dañ ko am xanaa nga rëcc waaye bu ñu la jàppee di nga xam ni lépp dëgg la waaw bieboo ku nekk na nga waaj waaw bieboo jeune bu nekk na nga waaj la peur doit changer de camp ñi nekk ci réew mi bëgg a foog ni ñoom ñoo mérito am alal ñoom ñoo mérito dund dañuy faat bakkanu nit ñi di jël seen alal ñooñu ñoo war a tiit waaye du askan wi nga xam ne ñooy les honnêtes citoyens te loolu pour mu deñ il faut que mu am une soulèvement populaire ndaw yi jóg bañ ne lii dafay jeex kuñ jàpp teg la ci waay axe ba nga xam ne teg nañ la ci axe ñu def li yàlla wax soo rayee nit ñu def la li yàlla wax soo sàccee ñu def li yàlla wax bu yàggee njiit yi ñoo ñuy fekk si parce que c'est le peuple qui est souverain mais ñun peuple bi fekk parewuñu pour joxe dëgg fekk parewuñ pour xeex fekk parewuñ pour teg dëgg nguur gi du ñu suivre mukk kon il faut qu'on se respecte dans ce pays il faut que ñu jël suñuy responsabilité ñun ndaw ñi encore une fois kon acte d'incivisme bi ma doon wax ak agression yi am ak li nga xam ne mooy indiscipline caractérisée bi am lii laa ne woon naa leen ko ci sànni mu nekk benn coup de gueule boo xamante ni dama bëgg ngeen partager ko fépp ndaw ñi xam ne ñun ñoo war a jël suñuy responsabilité il faut que nous prenions notre responsabilité soo dëkkee ci gox da ngay fexe muy set gox bi daf la war bu UCG ñëwee ak bu ñëwul yow defal sa devoir wooteel ay investissement humain comme ni ko waa Cité APIX di defee bu fekkee nguur gi deful lu mu war a def na ndaw yi jug cotiser ci seen biir comme ni ko waa Cité APIX di defee bonne volonté yi génn yëkkati seen alal joxe ko dajale sunu alal bi ñu am muy dërëm muy ñaar dërëm ñu defar ci sunuy banc public plus de 9 millions ñu financer ko sunu bopp waa Cité APIX déclencher ay journée de reboisement saxal ay garab cotiser sunu biir defar ay banc public équiper sunuy place publique maire yi bu ñëwee baax na bu ñëwul baax na mais ñun dañ ci nekk liggéey bi am na woote mais amul xaare peuple bu mel noonu njiit ya la jiite dañ lay jox cër dañ lay wekk mais chaque jour kemande chaque jour dem ci bureau maire yi fëgg dëgg la dañ leen war a woo dëgg la dañ leen war a solliciter waaye ñoom ku leen di solliciter ci seen i priorité dañ lay ñàkkal fayda yow da ngay nekk ci li nga war a nekk ñoom ñu fekk si la kon ñun ñoo war a pare pour changer ñun ñoo mën a changer système bi ñun ñoo mën a changer li nga xam ne moom mooy doxalinu suñu njiit yi ñun ñoo ko mën a changer du góor du jigéen du sàmba du demba ñun ñooy pare pour changer rek changer kon il faut que ñun ñu pare pour changer encore une fois le peuple sénégalais a besoin de sa jeunesse le peuple sénégalais a besoin de nous nañu créer ay comité créer ay cellules yoo xam ne dañ koy organiser ci suuf bandi bu ñu jàpp wala agresseur bu ñu jàpp wala toja defkatu ñaawteef bu ñu jàpp ñu teg la ci axe du ngeen ay ngaaga xam ngeen luy teg ci axe am na loo xam ne lu ñu bu ma xawee wax da ngeen di xaw a comprendre li ma bëgg a wax il faut que vous organisez ngeen def ay collectif organisé wu def ko nag souterrain mu nekk loo xam ne dafay nekk loo xam dafay nekk lu ngeen di tënk mu nekk mit ngeen organiser wu mën ngeen ci am liggéey parce que insécurité bi dañ ko war a aar te am na ndaw yu bëri liggéeyuñu organiser wu leen en GIE ngeen créer comité de vigilance askan wi di ci participer di joxe seen ñaq ngeen di aar cité bi mais da ngeen di aaraale seen gox mais da ngeen di créer waale emploi créer leen ay GIE defar benn société de nettoiement ngeen di xoolal soxlawul sa xaalis bu bëri départ même boo amee 50 000 mën nga ko commencer ngay organiser wu nettoiement kenn du sànni ci mbedd defar ay poubelle publique sensibiliser gox ba ñu dëkk xamal leen ni kenn du lekk di sànni ci mbedd bu ñu mais boo leen waxee bul lekk di sànni ci mbedd da nga leen di indil solution buy tax bu ñu lekkee dañuy am fuñ ko sànni nga indil leen ay poubelle conscientiser leen di jël si mbalit mi ñu lay ci rémunérer loolu noonu di ngeen ci am liggéey te balaa at bi di jeex mën ngeen dem sax ba am ay charrette ak ay oto yu leen di liggéeyal nga xam ne affaire bi day gën a avancer sécurité bi tamit noonu vous pouvez organiser wu ñu am ay askan wi aussi adhéré ci bàyyi détails yi nga gis koo xam ne canal mën na ci 12 000 francs mën na fay câble réseau yi 3 000 francs mais pour mu joxe benn 2 000 francs ci cotisation sécurité c'est tout un problème
te kii def sécurité mënuloo ko fay bénévolement rek lay mën a demee comme ñun ñi tey dañoo am amour bi jàpp ne ay responsable lañ war ñu seetaan suñu gox ci insécurité il faut ñu sacrifier wu même bu dee day laaj joxe bakkan ñun loolu moo ñu ci bàyyi mais du ay fay kenn mënul fay bakkanu doomu aadama te heure boo jugee ni damay aar lu bon heure boo jugee ni damay xeex lu bon jàppal ni képp ku kuy defkatu lu bon jàppee na la noonam boo ko yëgee ak boo ko yëgul képp kuy jug ne damay xeex agression wala damay xeex ak ki nga xam ne dafay sàcc jàppal ni ñoom def nañ la noonu te heure bu ñu la mënal def dinañ la ko def waaye nag yow mi koy def day fekk nga pare sa der dëgër këcc nga gën leen a sadik gën leen a lu ñuy jaay nga koy mayee ku la ci jege nga dóor ko goon mu tegu ci kot waaw loolu mooy wax bi donc message bi loolu la kon maa ngi joxaat responsabilité bi ndaw ñi encore une fois le peuple sénégalais jug leen ni ngeen jugee woon ba coupe bi ñëwee woon Sénégal ni ngeen nekkee woon mbooloo nekk benn ba xàmmeewuñu kenn jugee leen noonu ñu xeex acte d'indiscipline et d'incivisme bi am ci Sénégal du Macky Sall moo koy faj ñooñu tàlluñu ñu ngi ci ay liste yu rek yu baax ak ay parrainage ñoom ci yooyu lañ ne il faut ñu xam ne ñun ñi ñu jiite ñoom tàlluñu ñu ñoom dañoo am ay priorité ñoom suñuy priorité ñoom du seen priorité ñoom seeni priorité ñoom ñu ngi ci ñun askan wi nañu jël suñu destin ñu faj suñuy priorité moo gën jooy beeg lamantewu bi on a des solutions dëkk lébu yi kenn du fa sàcc dëkk lébu yi kenn du fa rey nit parce que ñoom boo defee ñu def la kon solution bi loolu la asalaamaaleykum wa rahmatullah